xibaar yi ci RFM. benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi digg njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës jongante brevet ren tey jii lañu koy tàmbali muy examen bi jàllale ndongo bi ca lycée mbënd mi waa ADM di agence de développement municipal ak seen ay way jàppale di projet taxaw nañu ci xeex mbënd mi ca jam ñaajo moom ñu bari joxar bi ci ay homme d'affaires ci seen baare yéego ak mairie ba nee na ñoom lépp ñooñu ñoom ñoo ko fa def Tivaouane lu aju ci yeggale juma ju mag ja tey jii ci ngoon la ñu ci woo mbooleem jullit yi ci ab téléthon lu aju ci xibaar yi bitim réew Georges de ci Diop lañ ci fas yéene àndal maa ngi lay nuyu Georges. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye lan moo ci gën a fës. daañu dem ba ca Mali foofee li tukkee ci waxtaan wi ñu seqoon ci week-end gi nii ba daanaka ñëpp ànduñu ca M5 RFP mbetteel la am ci charte de transition bi ak feuille de route ba jeune ba maanaam militaire yi ñu leen di xaarandi ëllëg ca Accra di capitalu Ghana ca Niger moom ministre bi yow lépp yëm ci wàllu kaaraange ga ca biir réew mi weddi na li tukkee ca liggéey wa commission nationale des droits humains doon def jëmale ko ci massacre yi amee woon ca Inatest juróom-ñaar fukki nit ak benn ñàkkoon ci seeni bakkan CNDH dafa joxoñoon baaraamu tuuma ñi bokkee ca l'armée ba ne seen loxo génnul ci boobee ñaawteef. jërëjëf Georges Déthié Diop Malal Junior Diagne la ñu fas yéene àndal ci xibaar yi tàggat yaram yi Malal maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay Papa Ngagne. lan moo ci gën a fës. ci xibaar waxtaanee wàllu waajal coupe d'Afrique bi ci soccer bu ñu war a fi amal fii ci Sénégal ko ñu dénk xeetu tàggat yaram googu ca fédération dina yëyàbbi ci mbir mu ni mel. ca France ba léegi coow la wuréegul ci diggante Paris Saint-Germain ak Marseille gannaaw ba ñu leen dumóoyee ñoom waa Paris Saint-Germain kii di Neymar dem dañ ko tamaate mu dem sangu ji waaye nee na daal am na ci sóori Marseille yu nekk foofu dañ ko doon xaxar ak ko wax ju ñaaw daanoonu ci boole fàttali ko jëmale ci jëm si yàlla ji Mawade Wade nekkoon entraîneur bu xarañ te àdduna yëpp rek xàmmee woon ko. jërëjëf Malal Junior Diagne nes tuut di nga dikk yaatal ko lu aju ci xibaar yi mbas mi di Coro News Kumba Sanjaan Fay lañ ci fas yéene àndal yéene kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lay doon lu aju ci gis-gis ñuy waxtaane wàllu koom ci réew mi ak rës gi nga xam ni def na ko li ko sabab nag ñu njort ne mbas mi la dinañ ci dal ay borom xam-xam ponk boobu mbokk yi bu ñu ko daaneelee foofee la ñuy tàggoo ak yéen nes tuut ñu dikk ak yéen ci yaatal gi. Papa Ngagne Ndiaye. ca Matam la ñuy jaawali foofee la ñuy tàmbalee xibaar yi digg njoloor gi lu aju nag ci dex ga fa nag moom nag moo indi njàqare ci ñi nga xam ne ñooy béykat ya fa nag jural na leen njàqare gu rëy foofa ca Matam rawatina nag lu aju ci pont bi dox diggante Jaamal ak Matam ba tax sax kilifa yi jàpp ni lu aju ci dem bi ak dikk bi dañ koy dakkalandi dañ ci ànd ak leerali Ali Bandal Ñang ak 8 mètres yu tombal fanweer centimètre ak juróom-ñeent ci station bu Matam dexub Sénégal gi dépassé na cote d'alerte am daanaka jamono yi mboolem dëkk yi fale ci diwaanu Dande Maayo bi ndox mi dugg na fa donte nag dégâts yi taxu koo demee noonu waaye moom menace baa ngi fii ndeti tànge mu ngi sax bu baax a baax ci bopp askan wi fale ci diwaan boobule ci waxtu yi nga xamante ni ñoo ngi àddoo sax li nga xam ni moo jëm ci wàllu pont bi nekk diggante Matam ak Jamel bëreetul li nga ko dese mu dal ci dal bi ay xibaar sax yi nga ñu jot a tànnaan ci administration locale bi am na ay kilifa yuy xalaat ni sax ñu tëj pont bi tere yenn camion yenn oto yi jaar fa ngir ñu ragal mu daanu ci waxtu woowee sax ay périmètres yi ñuy béyee ceeb itam ndox mi dugg na fa ba daanaka nangu na ay hectares yu bare bare ci waxtu bi nga xamante ni mbir yaa ngi gën a tare ci diwaanu dexub Sénégal bi nga xam ne jóge na ci liem naturel taw baa ngi wéy di wadd ci diwaanu Matam mu di li nga xamante ni day gën a jafeel situation ba am ca Sinthiou Bamambé sa Yella ca Waoundé ak ca Ourossogui ak yeneen dëkk yi bokk ci département bu Matam gannaaw ay bâtiment yu bare bare yu banko yu daanu ci département bu Kanel wàññi nañu tey junni ak juróomi téeméeri njaboot yi nga xamante ni yàqule nañu ba ñu daal di jógee seen bërëbu dëkkuwaay di nag ay sinistré yi nga xamante ni fii mu ne li ñu jotagum ci ndimbal mu ngi tukkee ci loxoy député maire bu Orkadiéré bi yebaloon matériaux de construction ak ay produits désinfectants ca Orkadiéré ak kiy jiite association jigéen ñu Sinthiou Bamambé bi nga xam ni ay matelas ak moto pompe la indi ngir jàppale commune bi mu mel ni kon rek askanu Matam ñu ngi dëkk seen nopp di déglu nguur gi ci appui yu njëkk yi fa war a jógee mu ne kon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang jërëjëf foofu la ñu des ca bët gànnaar ca Ndar dañu fay fekki kii di Mohamed Nabi Silla ndax ñi loru ci mbënd mi ñoom ñu ngi gën di jaaxle gi nag dañoo jàpp ni rek maanaam ndox ma bàyyi ko gu fa te ñi ngi njoxte yeneen i taw donte nag matuwaay yi ñu war a mën a jël ngir saafara si ma nga fa tegee Mohamed Nabi Silla. ci ginnaaw raay ak yeneen i gox yu ndox mi fees moto pompe yi ñoo ngi dem.
lu nu mel taxul jàmbat jeex ci bërëb bi Makodou Fall di xamle ni muñ lañu dëkkee. si moto pompe yi daanaka mënu leen dara day waslu àq rek état bi mu ngi def lu mu mën di kon il faut ni muñ amoo foo ko sotti boo ko manqué sax sotti ko ci dex gi day dellu si waat ci biir kër gi ndax suuf si moom man di dafay ball ci suuf di ñëw kon loo manqué rek day dellu si. ci Daaru ndox mi nekk fi ba léegi askan wi jooytu lu ni mel waaye itam joxañ baaraam ONAS gannaaw jafe-jafe yi nga xamee ni ñoo ngi koy dundoo boroom kër gi di Zumba di ñu ko xamal. ndox bi ngay gis ci sama biir kër ba ci sama néegu doom bu jigéen buy sëy ndox bi nekk ci sama jardin bi dugg ci waañ bi ndox boobu ay woccu la gën a jege ka ndoxu taw kooku kenn mënu cee dëkk dootul ndox ay ndoxu foos ndoxu douche yu dugg ci néeg yi dugg ci waañ yi dugg ci chambre à coucher yi dugg ci saal yi bu ñu pompe tane na ndax pompe réflexe la mooy ndox boo ko gisee mu dugg sa kër rek li ngay jëkk xalaat mooy génn ko waaye amuloo foo ko sotti benn te même boo ko sottee mu dellu si. ci Médina Marmiyal ay kër fees dell ak ndox jéego doon lu ñuy def ak moto pompe yi le waaye taxul saafara am ci lu ni mel wàllu ñeel leen ki ko xamle di Mbaye Niang vice président bu conseil de quartier bu ni mel. gis nañu quartier bi ñëpp ñu ngi doon impliqué wu. gis nañu effort yu mag yi nga xam ne si wax dëgg yàlla le maire Mansour Faye doon na ko def mais tey ak taw bi nga xamante ni tey jii am na bi ñi ci bare tey ci génn nañu seen kër yi mbedd yi également jafe na mbedd yi itam jafe na tey jafe-jafe yu bari ñu ngi koy am. ci li nga xamante ni moom moo ci biir dëkkuwaay yi. plan Orsec bi tax ñu gis ay jéego yu am solo yu jóge ci nguur gi ci mairie bi waaye itam ci askan wi ak ñaam mën-mën te teewul jafe-jafe yi di gën a tàng gannaaw taw bi amoon ci dëkk bi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. ci mbënd mi la ñu des ak ñi nga xam ne dañoo loru ci wàllu ndox mi rawatina ñi fekk baax fële ca Diamniadio ña dëkke nag ca Diamniadio Nord ñoom dañu ne seen jafe-jafe kenn yóbbuweewu leen ko lu dul maire ba li ko waral mooy dafa am usine bu ñu fa def te bañ ko fay def saytuwuñu xool ña nga xam ne ñoom la ñu dëkkal lan moo leen ci mën a lor dañ ciy déglu Chérif Cheikhna Aïdara Ndiaye am na ci lu mu dénk suñu naataango Abdou Diouf Diagne. tey bu ngeen xoolee béréb bi nga xamante ni moom la ñu taxaw semaine passée amul benn doomi aadama boo xamante ni mënoon ngaa aw fii tey accéder ci sa biir kër parce que tey yàlla dogal na taw bi taw na amul benn kër goo xamante ni amul ndox sa biir kër loolu nag dafa am lu ko causé dafa am ay usines yoo xamante ni ñu ngi ko teg fii ci koñ bi ça fait des années nag ñu koy xeex du benn autorité boo xamante ni mu ngi fii ci dëkk bi te réellement demuñ ci moom avertir ko ne ko heure bu tawee lii dina am parce que cause bi lii ak lii la mais booba tey amul lenn loo xamante ni jéem nañ ko usines yi dañoo tabax seen usine place bi nga xamante ni fa la ndox mi waroon a aw donc ci kaw loolu au lieu ñu créer ay canalisation yoo xamante maanaam yoon ñu xaaj ay yoon yoo xamante ni ndox mi ëllëg bu fa jaaree dina mën a accéder jël yoon bi mu faral daan jaar du am benn impact ci biir population bi d'ailleurs à 99 ñu ngi rappelé wu que ne barrage bi mos na toj mais bi mu tojee ba jaar fii 30 minutes après ndox mi dafa dem parce que moment boobu noonu usine yi kenn implanté woon fii ci dëkk bi étude d'impact bi non seulement dañ koy dénoncer bu fekkee usine dañ ko teg ci benn dëkk le maire en personne dem nañ ba ci moom ne ko lii usine bi teg fii yoonu ndox bii bés bu amee taw dina indi inondation boo xamante ni tey dina indi njàqare ci koñ bi bañ ko waxee depuis lors dara dem tey suba ñëw ñu wax ñu leneen ak leneen amul benn autorité boo xamante ni wax nañ ko moom ci lii mu ut ci saafara ba récemment waxtaan nañ ci benn autorité lu ñuy wax xanaa ngeen muñ parce que d'ailleurs naar bi nangu na toj muram mais chinois bi nee na du toj muram te tant que mur boobu noonu tojuñu ko defaraat ko ndox mi suba bu tawoon li fi amoon moo fi amaat. lu aju nag ci tontu dikk na bàyyi ko ci kilifa yu nekk ca mairie bu Diamniadio li ñu wax nag mooy loolu waa Diamniadio Nord wax dara amu ci ndax usine yañ fa samp moom moo fa jiitu dëkkuwaay ba dañ ciy teewlu chef bu service technique foofa ca mairie ba Arona Ngom Ndewuyo El Hadj Ndiogou Diène moo ndee kàddoom. du sax population bu Diamniadio Nord benn partie la ci population bi donc mbënd mi ni mu amee ci Sénégal yëpp noonu la amee Diamniadio bu ñu waxee ne usine ya fa implanté wu commune bu Diamniadio moo leen fa implanté xëy na loolu dañuy jiiñ loo xam ne defuñu boo xoolee étude d'impact environnemental et social yi ñuy wax yooyu commune bu Diamniadio la mu ci am mooy donc ginnaaw bi promoteur bi defee rapport am ànd ak division de l'environnement et des environnements classés commune bu Diamniadio la mu ciy def rek mooy accompagner ko dimbali ko pour mu mën a def présenter rapport am population yi ñu ñëw valider ko seen bopp donc commune bu Diamniadio en aucune façon defat loolu ba ca topp moom mooy ne usines yi comme ñoom ni ñu ko waxee ci seen biir déclaration de presse usines yi installé nañ ko foofu depuis 1998 commune bu Diamniadio ñu ngi ko créé en 2002 donc commune bu Diamniadio nan la mën a installé usines yoo xam ne nii déjà seen i nekkin sur le terrain antérieur na déjà création commune ba donc loolu man jàpp naa ni quelque part
ñu loo xam ne defuñu ko daal. beneen bi aussi mooy bu fekkee ne Xelcom Basse remblayé na ay ouvrage d'art yoo xam ne def nañ ko ci route nationale bi mais loolu photo Xelcom Basse la moo def loolu ça n'a rien à voir avec des autorisations de construire leneen donc autorités yi nga xam ne ñoom ñoo moom tali bi di sàmmonteeg moom ñoom ñoo war a dem demander Xelcom Basse la mu def fan la ko teg je crois que quelque part buñ dee waxante dëgg kese loolu la ñu war a wax nit nag bu fekkee ne am na lu ko métti du tere aussi mu wax mais buñ dee wax aussi nañu jéem a xool lu ñuy sàmmonteeg li nga xam ne moom moo am ñu mën ko waxee noonu loolu la daal. lu jëm ci xeex mbënd mi ADM nag muy agence bi ñu dénk lépp lu aju ci wàllu xeex mbënd mi ak projet bi di projet ñoom ñu ngi fas yéene amal ab lël ca Saly ngir xool daar nag la ñuy mën a def ba mbënd mi jeex ci biir réew mi ndax jàpp nañ ni loolu moom mooy seen taxawaay ñoom Cheikh Issa Sall moo jiite ADM dañ ko déglu ak Abdourahmane Diallo. mbënn mi tax na ba njiitu réew mi Macky Sall naan nañu accéléré ñaareelu pàcc projet bu jëm ci wàllum ni ñuy fexe ba ndoxum taw yi ak coppite jaww ji ni ñu koy taxawoo liggéey nag ci semaine bi lay tàmbale bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Issa Sall directeur général bu agence développement municipal. ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi yëpp incha allah dinañ daje à partir de lundi pour accélérer bu baax formulation projet bi pour que rapidement ñu mën a song liggéey bi bu ko defee localité yi mu concerné ñu mën ci àgg ci niveau boo xam ne ni kenn dootu fa waxati waxi inondation. agence bi nga xam ni projet ci loxoom la nekk di xam le ni lu ëpp ci liggéey yi mooy fexe ba ndoxu taw bi am yoon. projet bi dafay xool ay 1920 1925 fan la ndox yi doon jóge ak fan la ñuy jaar mu delloo ndox mi yoonam loolu rek mooy liggéeyu projet bi. te lu ci bëri sax duñ soxla ay station de pompage eau de ruissellement bi ndox mi dafay dox fi mu war a dox jaar fi mu war a jaar dem fi mu war a dem te du yàq dara moo tax fépp fu ñu ko def ren ji kenn dégg fa wax inondation. projet bii nag lu ci ëpp ci banlieue bi lay yëngu waaye am na yenn projet yi nga xam ne biir réew mi ko tax a jóg. xeex mbënd mi dafa yaatu parce que du Dakar rek dëkk yu bëri ñoo ko kii te bu ci nekk moo tax tamit président séddale liggéey bi ay structures yu bëri. ADM bi ñu nekkee ci banlieue bi boobu ONAS mu ngi ay Touba mu ngi ci yeneen i localité mu ngi Kaffrine mu ngi feneen ak feneen bu ko defee ku nekk bu defee li mu war a def rek bu lépp matee mu doon lu am solo loo xam ne ni population yëpp dinañ ko yëg. phase bu njëkk projet bii nga xam ne dafa jëm ci fexe ba ndoxu taw yi am yoon ak lu jëm ci wàllum coppite jaww ji phase am bu njëkk région wu Dakar ak Ndar lañ ko jagleeloon. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. dañu ñëw ci wàllu njàng mi ak njàngal mi lu aju ci examen brevet ni ki tey ji lañu ko tàmbali lu toll nag ci juróom-ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ci ay ndongo ñoo fas yéene outil boobee lijaasa lu toll itam ci junni ak ñaari téeméer ci ay jury foofee lañ leen séddale ca Thiès nag fa la jëwriñ ji ñu dénk wàllu éducation demoon ngir nemmeeku ji dërëlin ak doxalinu examen bi dañ ciy ànd ak Cheikh Anta Diop. ginnaaw ni mu ko sàkk woon nag fexe nag ba ñu amal nag ay examen BFM yu mucc ayib du am benn tolof-tolof jëwriñ ñi nga xamante ne moom moo yor wàllu njàng mi di Mamadou Talla dikkoon fii ci diwaanu Thiès gis na ne lépp jaar na yoon. ku ñu ngi sant yàlla tey ñëw nañ fii si Thiès di rafetlu le fait que bi ñu ñëwee fekk nañ fi le maire gouverneur syndicat yi ñëw nañu société civile parents d'élèves yi li ñu doon ñaan yàlla daal loolu moo am parce que li ñu gis fii si Thiès si école privée bi fii ak école publique bi conditions yi donc mun naa wax ni que respecté nañ foo mënta ñëw am nga fa barrière dañu leen test savon également gis ngeen matériel bi fii également bi ñëwee si école bi aussi la même chose donc di wax ne que examen bi si li ñu jot si biir Sénégal si 16 académies yi pour le moment mun nañu wax ne commencement bi donc baax na. waaye mu gis ne nag ren ji lu jëm ci wàllu BFM bi organisation bi nekkul lu yomb waaye nag gis na taxawaay bi nga xamante ne jàngalekat yi taxawu nañ ko ak parents d'élèves yi ak syndicats yi. di wax ne rek organisation bi nag yombul parce que loo xam ne mooy téeméeri junni ak juróom-ñett fukk junni candidat loolu yombul junni ak pratiquement téeméer yoo xam ne centre junni ak ñaari téeméer jury organisé ko yombul loolu nag war nañu remercier di féliciter di encourager acteurs yi épreuve 13 épreuves communes donc maa ngi féliciter en tout cas le directeur des examens et concours pour le moment au niveau organisation fi ñu toll. ginnaaw français bi nga xamante ne moom la ñu def tey ci suba gi yenn ci ay élèves bi ñu génnee nee nañ li ñu leen jot a jox de yomb na lool. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. li ñu leen jot a def li ñu leen jot a jox yomb na lool noonu ko waa Thiès waxee noonu la ko waa Fatick itam xamle muy ndongo yi amal brevet foofu nag ca CM Xaar Ndofène Diouf ñoom nag lépp lu aju ci examen bi mi ngi wéy normalement maanaam amul benn jalti boo xam ne am na ko ci candidat yi rafetlu nañu épreuve yi jot a génn dañ ci ànd ak Aminata Goudiaby.
candidat BFM yi nag tey ji ci suba composition française dictée ak itam texte suivi de questions la ñu tàmbalee sujet yi nag bu ñu sukkandikoo ci candidat yi nee ñu xaw naa yomb. épreuve bi pour l'ensemble dafa yomb pour dictée bi tamit c'est abordable kii tamit TSQ bi moom dafa tane dissertation bi moom dafa xawoon saf tuuti. déedéet méttiwul woon dissertation bi rek moo xawoon métti. ñoom candidat yi nag ñi ngi defee examen ci centre bii di Xaar Ndofène Diouf nekkee ci biir commune bu Fatick ci ëttu école bi nag gis-gis bi mooy dispositif sanitaire bi daanaka lépp mat na Mamadou Blaise Kane moom mooy chef de centre bi. képp ku ñëw ci l'école bi balaa ngay dugg muy candidat muy surveillant muy correcteur. képp ku mu munti doon balaa ngay dugg di nga raxas sa loxo def nañ fi ay lave-mains yu bëri mais binaa boo raxasee sa loxo ak ndox ak saabu ba pare da nga war a jaar ci ASP yi ñu seet sa température da nga war a takk sa masque ba boo duggee ci biir classe yi aussi li ñuy wooyee distance physique respecté nañ ko. ñaari at ci ginnaaw examen yi dafa perturbé woon ci centre d'examen bi di Xaar Ndofène Diouf ndax ay taw yu metti li ko waral nag moo di am na ci ay salle de classe yu nekk ci centre boobule seeni toiture baaxatul Mamadou Blaise Kane am tiitaange loolu situation bu ni mel njàqare bi moom mu ngi fi ba léegi ndax nañu wax ne dafa gën a màgget ndax dara lu jëm ci réhabilitation ak defaraat defuñu ko fi mais nag mën nañ teg lépp ci loxo yàlla ndax boobu am na ay quelques salles yoo xam ne dëgg-dëgg am na problème mu étanchéité maanaam am na fuy senn waaw te loolu du nekk ndamu kenn. ci région bu Fatick yépp ne ñu candidat BFM ci ren ji tollu nañ ci 14 975 Aminata Goudiaby Fatick RFM. ñu des ba tey ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ak marche bi étudiant yu université Gaston Berger waroon a amal seen marche boobu nag ca Louga lañ ko yemale am na ñu ci dox tànki jàmm ba lépp daal di tegu daanaka daan gindiko am na ci seen diggante ak kilifa yi wax ni lépp lu nekkoon seen i càkkuteef dinañ ci wut saafara dañuy dem foofa déglu ci ki nga xam ne mooy Babacar Diong bokk na ci coordination bu étudiant yu Saint-Louis El Hadj Ndiogou Diène moo tataan ay kàddoom. étudiants yi ba ñu jugee dañoo utiliser loolu nga xam ne c'est un droit constitutionnel pacifique ci nag lañ doxee boobu ba léegi jëmoon Dakar waaye gis nañu ci diggante bi am na ñu bëri ñoo xam ne jéem nañoo ñëw dëppaloo ñu waaye ci ñooñu ñëpp doon ñu jéem a dëppaloo li ñu leen wax dafa leer ñun ba ñuy jugee ci université ba dafa am lu leer lu ñu tënkoon mooy il faut que mu am ay engagement formel il faut que kooku di recteur nangoo toog ak délégué UFR bu ne ak directeur bi ngeen ñëw waxtaanaat tey jii xool ak yu étudiants yi ni ñu koy yokkee ci plan de retour boobu waaye tamit kooku nga xam ne moom lañ jëmoon seeti ji muy ministre bi te tàmbalee woon ko ci dox bu bëggoon dox googu dakk il fallait ñu am engagement ni dina toog ak ñooñ nga xam ne ñooy coordination des étudiants de Saint-Louis ngeen ñu mën a waxtaanee ci li jëm ci université ba parce que ñun dañoo décidé woon ni changé nañ loolu nga xam ne moo di interlocuteur ñu gis ni nag comme niñ ko waxee ci diggante bi ñoom ñëpp doon ñëw am nañ liñ doon indi waaye doyut woon waaye démb ki nga xam ne moo di directeur CROUS dafa nangu dem ci engagement formel bi bu dul bindkat di wax ci la waxee démb que ni ci directeur nangu na loolu nga xam ne moom lañ njëkkoon a wax ci di ministre bi nangu na leneen li ñu doon wax waaye tamit mu amaale ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci médiation yi ku ci mel ni Dóoru Gueye moom it mu ñëw xamal ni te nga xam ne moo di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye nangu na toog ak lii di coordination des étudiants de Saint-Louis tudul tamit kii di waxtaanaat ak li nga xam ne moo jëm ci université Gaston Berger ñu ci semaine bii lañ ko tënk tànnaguñu bis ndax dañoo waroon a ñibbi si fii nga xam ne moo di ci université bi waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy ndongo yi si ne doog a tënkaat loolu jëlaat yoonu Ndakaaru bi teggee fa incha allah. dañuy dem nag ci wàllu paj mi ndax liggéeykat yu l'hôpital Abass Ndao ñoom ci toogandaayu ñaxtu la ñu fas yéene amal fukki fan ak juróom-ñaar ci sàttumbar gi li ñuy ñaawlu nag mooy foofa ci l'hôpital ba dara dafa baaxul du bâtiment ya du liggéey ba lu jin njaag tey njaag nag dañoo jàpp ne kilifa ak l'hôpital ga la ak ki nga xam ne moom mooy Soham Wardini di maire bu Ndakaaru moom moo jëlul benn responsabilité ci liggéey bi war a dox foofa ci l'hôpital ba Ndeye Kouro Sow moom mooy secrétaire général bu l'hôpital Abass Ndao loolu moom itam bokk na ci ñi nga xam ne ñaxtu nañ ko te bokk ci ànd gësëm dañ ci ànd ak jàngatu Awa Mbaye liggéeykat ya nekk ci hôpital Abass Ndao mere lool seen directeur ba noppi nag ñu gis ne l'hôpital ba ca boppam na mu nekkee ñaaw na ay service am yu bari doxul morgue ba juróom benn weer a ngi nii ñu tëj ko yenn ca bâtiment ya ña ngay fell rax ci dolli matériel amuñu ko liggéeykat yi ne l'hôpital baa ngi sukuraat Ndeye Koura Sow moo jiite section CNTS ba nekk ci hôpital Abass Ndao ba noppi bokk ci ànd gësëm. ñi nekk morgue bi signalé ñu il se passe des choses yoo xam ne ñun rus nañ koo wax parce que teg sa cadavre ñu koy coppati c'est inhumain parce que ku xalaat salle d'accouchement rek war nga xalaat fa ngay mujjee donc ñun suñu devoir mooy ñu alerter woon léegi bu ñu demee ba 6 mois mu dem ba inondé hôpital bi taax yi fi mu ne nii kenn nekkatul en sécurité
et tant d'autres choses bloc bi bu ñu opéré tey bu subaa du ñu opéré actuellement laboratoire amuñu benn réactif salle d'accouchement arrêté nañu jël malade depuis vendredi mais yooyu yëpp ñun mënuñ ko noppiwaale suñu dette sociale sax bu ñuy wax dañ koy fàtte. ka toogaloon personnel ba ca conseil d'administration ba dañu ko affecté ville de Dakar ba tax liggéeykat ya nekk ci Abass Ndao di jiiñ seen directeur yorin wu bon ba noppi ne maire bu Dakar dafa daw ay responsabilité am. ñun kii dañu bëgg ñu auditer ka xeer yi muy liggéey si biir kër gi ci lépp kër gi ndoxu kër gi courant kër gi di ko yeb ci ay camion di ko jaayi nañ ko auditer de grâce. ville de Dakar maire bi dafa daw responsabilité parce que yow boo dee kilifa ñu teg la donte RP bi agent ville de Dakar la mais directeur ki mu delloo du agent simple la delloo. xëy na agent ville de Dakar la fi dugg woon mais il s'est trouvé que c'est la représentante du personnel au conseil d'administration te Soham Wardini moom it war na xam ndax yoon la ñu génne agent mu toog soi-disant ne dañuy négocier ce sont des choses à ne pas négocier. liggéeykat yu hôpital Abass Ndao ne alxames bi kon daañu banque seeni yoxoo def ab grève kenn du liggéey waaye li tax bile yoon ñuy grève laajuñu dara lu dul ñu defar hôpital ba ñu mën cee liggéey ci condition yu baax ndéem sax hôpital bi ci boppam amel ne leen juróom benn weer heure supplémentaire. RFM rajo askan wi. tey jii ci guddi bu ñu julee gee ba noppi ci la ñu fas yéene nag sumbu ndaje mi ñuy taataane ay koppar ngir yeggale jumaa ju mag ja ca Tiwaawan ñu jàpp nag ni loolu yéene la bu ñuy sàkku bépp jullit mën cee tàbbal loxoom ñu gis nag ni taxawaay boobu ak noone ñuy saytoo koppar yi am na ci ñoo xam nag seen xam-xam màcc na ci wàllu woo waaye dañoo jàpp rek ni bi ci gën mooy fexe ba daal di ciy jiital lu aju ci wàllu digital maanaam koppar yi ci ni muy jàlle ci téléphone ak yooyu dañ ciy ànd ak jàngatu Mouhamed Ali Mouba ngir collecté ay fonds defar ay bërëb jaamukaay yàlla wala sa ay bërëb yi ñëpp bokk ñaari pexe économistes yi gis nañ ko Mbaye Aw nekk financier. su fekkee ne ci sa jiba lay jógee mën nga am ñaari mbir xaalis bi yaa ko moom activité boo doon def xaalis bi nekk sa banque wa ilaa su fekkee ne ay édifice populaire la comme li nga xam ne moo am lu mel ni jàkka wala lu mel ni association sportive et culturelle mais ASC ci koñ bi nit ñi dañuy cotiser léegi nag su fekkee ne lu rëy la comme jàkka jumaa Tiwaawan boobu lu mu rëyee bu ñëpp dugalee ci seen loxo loolu la ñuy wax épargne populaire. ci ñaari solution yooyu am na benn boo xamante ni solution traditionnelle la am na ay avantages waaye nag bëri na ay inconvénients itam Karim Cissé nekk innovateur social. am na si yi nga xamante ni mooy yi ñu xamoon mooy yi ñuy def si benn jataay wala nga yebal ay nit ñuy wër di dajale xaalis mais adduna bi ni mu doxale léegi ni mu avancé am na ay plateforme yi nga xamante ni mën na la dajaleel xaalis si anam bu sell anam bu dal anam bu yaatu. buñ sukkandikoo nag ci Karim Cissé lu gën mooy indi xarale yu bees yi ci liggéey bi. beneen avantage bi moo di que 24/24 ngay dajale xaalis du xaalis bi nga xamante ni il faut que nga yebal nit wala nga woo nit ñi ci benn jataay donc loolu itam garantie la avantage la 24/24 mën nga dajale sa xaalis sans pour autant ngay am contrainte frontière wala ay contrainte de temps. tey jii nag kii di xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Al Mansour dina lancer travaux d'achèvement yi liggéey ngir eggali juma Tiwaawan bi naka noonu itam xool naka la ñuy amee xaalis bi tax liggéey boobu antu. jërëjëf Mouhamed Ali Mouba kon tey ji ci ngoon la ndaje moomu di am ci njiital xalif général kuli Tijaan di Serigne Babacar Sy Mansour foofa sax la ñuy des ca Tiwaawan ndax laaj nañu ki nga xam ni mooy Hamid Sy ndax gàmmook ren gi dinañ ko amal am déet tontu gi mooy ak lu mën a am gàmmu gi moom lu ci mën a am ci kàddu xalif général bi lay bàyyi ko ñu ngi koy teewlu di ko xaarandi waaye nag la nga xam ni moom la ñu jàpp ni rek du ca ñàkk mooy dana xool lan mooy doon ngëneel ci askan wi rawatina seen wàllu wér-gu-yaram mu jëfe ko moom nag Hamid Sy membre la ci commission bu communication bu comité pilotage bu travaux achèvement bu grande mosquée bu Tivaouane moo nekkoon ganu rajo Futur Média tey ci suba ñu teewlu ay kàddoom. gàmmu moom ala kulli xaal dafa nekk loo xamante ni maanaam màggal yonent bi faw mu am xanaa kay naka lay amee la nuy laaj ndax ku ne xam na ni contexte bi am na lu mu laaj ak lu mu laajul incha allah du ñu jiitu suñuy kilifa ndax xam naa ni bu jotee lañ ca war a wax dana nu ko wax xalifa bi bu jotee dana wax la ca war waaye xam nañu ni ku bàyyi xel njaboot la ku bàyyi xel réew mi la ku bàyyi xelit ñi ko yàlla dénk la loolu moo tax incha allah bu jotee
la mu ci war a wax dana ko wax en toute responsabilité comme ni mu ko defee ba mu fi nekk ak léegi. lu xew mu war ci jël responsabilité am ci jëf dana ko def ci wax dana ko def ci digle dana ko def tabarakallah. ci njàngat ak njort ginnaaw moom jàkka yi muy lif sax ba léegi dogalagul ñu ubbi leen te gàmm gi daanaka yegsi na mënees naa jàngat ko njort ne xëy na du ñu wooteeg dajaloo ca Tiwaawan ci gàmm gi. mën nañ ko njort waaye loolu dañ koy bàyyi am na loo xamante ni sa kilifa ci war a wax boo ko ci jiitoo dafa mel ni da nga ko waaw. loolu waaw mu ngi noonu moo tax dañuy bàyyi rek bu jotee incha allah. jërëjëf lam ci war a communiquer daañu ko xamal askan wi daañu ko xamal julli. RFM bitim réew. lu aju ci xibaar yi bitim réew yi Georges ma dellu nuyu la. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye. ñu fas yéene ko tàmbali ca Mali mu mel ni app bi nga xam ne nag moom la CEDEAO joxoon takk der yi jël pouvoir bi foofa ca Mali daanaka ëllëg la app boobu yem. noonu la demee te itam ñi nga xamante ne ñoo di yére fii xamal ñu ne ab avion bi nga xamante ne waa Ghana ñoo ko affrété foofu ñu ngi koy xaarandi Bamako altine gii nii ngir mu yóbbu délégation malienne ba foofu ca Ghana ñu ne nag boobu mooy colonel Assimi Goïta moom ci boppam sax dana dem ca Ghana militaires yi nag ñoom li ñu njëkk a bëgg a def moo di déglu waa CEDEAO buñ ca noppee daañu wax lan moo waraloon coup d'état bi lu jëm nag ci ni ñu bëgg a jox nguur ga ab civil ki jege junte ba dénk RFI ne ñoom daañu def ay proposition ngir génn ci boobee crise foofu ca Mali concertation nationale yi nag jëm ci wàllu transition bi samedi la ñu jeex waaye résultat yi ca tukkee waa M5 RFP rafetlu wuñ ko Soda Thiam. Bureau politique national de l'Alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces patriotiques di ASMA CFP bàyyi na xel bu baax concertation nationale gi nga xamante ni amaloon nañ ko ca Bamako parti bu ancien premier ministre bi di Soumaïlou Boubèye Maïga mi nga xamante ni moom it bokk na ci googule waxtaan moom it rafetlu na nañu doxalee mbir mi waaye itam waxtaan gi nga xamante ni seq nañ ko bu ñu sukkandikoo nag ci seen communiqué ASMA CFP nag moom rafetlu na itam nañu tëralee charte de transition waaye itam feuille de route gi ci loolee nag parti bi mu ngay daal di ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di acteurs yi ñu gën a farlu te tegu itam ci yoon wi nga xamante ni moom nañu teg ngir mën a génnee seen dëkk di Mali ci guute gi mu nekk ci côté mouvement bu 5 juin nag nemmeekuñu lu ni mel mouvement boobee nag moom la mu gis moom moo di document final gi ñu leen jox wute na ak la nga xamante ni moom nañu doon waxtaanee ci concertation nationale google ci noonee sax mouvement 5 juin gi moom dafa jàpp ni am na ay njuuj njaaj yoo xamante ni dañ ko def ci yenn ci ay ponk lu ci mel ni reconnaissance rôlu M5 RFP waaye itam ña nga xamante ni ñoom nañu jiital ngir xeex coppite am ci dëkkub Mali googule ñoom nag seen bëgg-bëgg jamono ji moom moo di lépp la nga xamante ni moom nañu waxtaanee woon ak yoon wa ñu tegoon pour génne Mali ci li mu nekk ñu daaj koy topp ba mu mat sëkk. ca Niger la ñu jëm foofu ministre bi ñu dénk wàllu défense moom lu tukkee ci conclusion commission nationale bu droits humains ci massacre ya amoon ca Inates weddi na ko. massacre yooyee ju amoon ci weeru mars ak avril gi ñu weesu. juróom-ñaar fukki nit ak benn ñàkkoon ci seen i bakkan CNDH joxoñ baaraamu tuuma l'armée bu Niger ne seen i loxo génnul ci ñaawteef yooyu nga xamante ne ay civil lañ ca faat ñu fekk sax seen i néew ci ay fosse yu bëri ca diwaan ga ministre de la défense nag ne l'armée bi gisul boppam ci massacre yooyu mu yokk ci ne yoon moo war a wax dëgg ci li nga xamante ne moo xewoon. ca Guinée lañ jëm ñi nga xam ne ñooy experts yi nekk ci CEDEA ba ñoom nag ñi ngi xool fichier bi nga xam ne dafa indi coow. noonu la demee ndax dañ faa yebal ñetti expert waa CEDEAO ngir ñu jàppale seen i ba li ko tax a jóg nag moo di def lépp ba fichier bi jaar yoon ñëpp gis ci seen i bopp te mu leer ay itam mën a yóbbu nit ña ca élection ñu war faa dindi leen li nga xamante ne jaaru ca yoon ni ki ay mineurs yañ ca bind ak itam ay nit ñi nga xamante ne dañoo ñàkk seen i bakkan dañoo génn àdduna te ñu leen di gis ba léegi ci li nga xamante ne moo di fichier ba ak yemale gi amul ci région yi te loolee yëpp indi coow naka noonu doublon yi nga xamante ne wala ak électeurs yi nga xamante ne amuñu ay wala électeurs yi nga xamante dañoo am ay carte yu bëri seen émission nag fas yéene jeex ci ay bés gi nii buñ ca noppee daañu eggee commissaire paix et sécurité ab rapport confidentiel ca Canada lañ koy jeexalee ak génnuk àdduna Alice Chrétien nekkoon soxna sa premier ministre ba fa woon Jean Chrétien mu ngi génn àdduna foofu ca Canada nag di jooy ki nga xamante ne fasoon na lool ci wàllu
wàllub aada ak dugalante xeet yeeg li ñu duppee bilinguisme ñu dem ca Canada fekki fa Mamadou Aïcha Ndiaye. Canada am na xarak tiis ginnaaw faatu ki nga xam ne kii nemmeeku nañ ko ci Alice Chrétien moom nag doonoon na soxna ci Jean Chrétien bi nekkoon ancien premier ministre ci Canada jawriñ ju njëkk jooju nag wax dëgg yàlla doonoon na koo xam ne kii da doon mottali ko soxnaam mu nekkoon conseiller am nekkoon tamit ki ko doon jàppale taxawu ko ba sax am na sauvetage gu mu ko def ginnaaw ba nga xam ne am na nit ko duggul ci këram 1995 dana doon koo faat soxna ci wane ci njàmbaar ak jaloore ju mat sëkk. Canada nag ñàkk na koo xam ne kii Justin Trudeau di premier ministre bi fi nekk jamono jii wax na ne daal bokk na ci ñi nga xam ne kii doomu Québec yépp ko war a jooy ndaxte lépp luy jëm ci wàllu taarix liy yokk wàllu làkkin moo xam français wala anglais moom Alice Chrétien mi dox na ci tànk yu am solo fan yi nag ndegam mbas mi moo leen téye dinañ jàpp benn bis pour jëmmal ko sargal ko laata ñuy def seeni dëcc ci doon jokko ak yéen fii ci Montréal Mamadou Aïcha Ndiaye rajo Futurs Médias. ma nekkoon xibaaru bi ci réew Papa Ngagne Ndiaye. jërëjëf Georges de ci Diop ñu gërëm la bu baax Xarandi Malal Junior Diagne mu dikk ñu yaatal xibaar yi aju ci wàllu tàggat yaram Malal maa ngi dellu nuyu la. maa ngi laa delloo fay Papa Ngagne. dañ koy tàmbale ak Coupe d'Afrique bi ñeel wàllu beach soccer ci Sénégal ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk wàllu woowu àddu nañu ci. bokk na ca ñoom Oumar Gueye Ndiaye di ko ñu dénk football bu aajo ak wàllu beach soccer ci fédération ba ne ñu ngi waxtaan ak waa ñiital fédération bi ngir boobee jongante ñu amal ko ci at mai di ñëw muy 2021 lu tax ñu am taxawaay wu ni mel ak jàngat woowee moom jot na ko faram-fàcce ci jokkoo wu dox diggante mag Soda Thiam. ñu fàtte ne CAN c'est une compétition de la CAF donc la CAF moom ci boppam am comité d'organisation boo xamante ne moom la teg pour organiser ces CAN comité d'organisation boobu dina am benn miroir benn déclinaison locale boo xam ne fédération moom moo koy teg loolu tegaguñu ko ñuy xaar président Senghor ak comité exécutif bu ñu décider un peu naka la ñuy organiser wu ñu def le comité local boobu nag bu ñëwee day appuyer aussi cahier des charges yoo xam ne CAF moo ko définir organiser CAN bi kon CAN bi fu mu nekk nii xamaguñu fan lañ koy def mën na nekk Dakar mën na nekk Saint-Louis mën na nekk Saly te date bi aussi je pense que mën na nekk autour de mars avril 2021 loolu yëpp bu ñu demee ba fixé ba am des précisions si loolu yëpp fan lañ koy defee kañ lañ koy def lañ mën a wax naka lañ koy defee ak naka la ñuy organiser mais en tout cas li nga xam ne moom la ñu mën a wax tey kontaan nañ trop Sénégal ñu désigné ko pour mu organiser CAN bi te dinañ def suñu kéemtalaay kattan pour que tas bi ñu waa CAN waa CAF tas yan bi ñu yan ñu mën ko yenu si jàmm et puis def organisation boo xamante ne bon pour jéggi dayoo ba ñëpp di ko wax dans le monde loolu daal mooy suñu mbébét. kon président mën nañoo jàpp ni CAN beach soccer bi di ñëw atum 2021 lay doon. waaw suñu njort nag bi ñu am par rapport ak situation pandémie bi mbas bi si dëkk Afrique yi suñu njort bi ñu am daal ak président Senghor. bu mu jar ko ndax da ko jot a koŋ rek ñu daal di koy ruus ne bu xamoon ne ñi lay demee dina ko wulli ba mu yëg ni boddi konte kenn war su ko def ci biir terrain ci loolu itam waa Marseille ñoom ba nu ñibbee démb ci seen dëkk ba ci aéroport ba gaañe dañ fa daal di dem daal mel na ni dana jël coupe ba ndax yóbbu nañ fa xeetu ndënd yeeg sabar yeeg yëpp ngir teeru leen jaajëfal leen ndax ñoom nee nañu tàyyi woon nañu ci di dem Paris ñu leen di door na ñibbisi ba Marseille mujjee gagné Paris Saint-Germain booba Mbappé mi nga xam ni tey jii moo footballkat bi gën a bokk na ci footballkat yi gën a xarañ ci àdduna fukki at ak ñaar la amoon moo tax waa Marseille dañ ko def peet mu rëy dem ca seen dëkk ba. ci wàllu football la ñuy des ndax tey jii ñu ngi fàttaliku kàngam bu mag ci wàllu football ñu koy wax Mawade Wade. di koo xam ni instructeur la woon ca FIFA maanaam da doon jàngal football tubaab yi ak ca CAF nekkoon ko dëkkoon Ndar am na ci ñenn nit ñoo xam ne moo leen tàggat ba ñu nekkee ay footballkat ñu nopp mu daal di leen soppi def leen ne entraîneur ba nu mujj ko def seen métier di ci daan seen doole bokk na ca ñooña Babacar Ba mu fàttaliku jaar-jaar yi am diggante mag moom ak Mawade Wade ak xol bu tooy. mu nekkoon nit ko xam ne nag nit ku dëggu nit ku maandu lu mu la wax lool la liggéey mën na ko xam na ko donc ñun même bi ñu yóbbu équipe nationale ci base boobu la ñu gisee ci championnat scolaire yi yóbbu ñu équipe nationale mais mu doon ni nga xam ni il a beaucoup fait pour le pays et pour l'Afrique am na ci ay réew yi nga xam ne sax dañ doon dem di football coupe du monde comme ay di ko woo mu leen di jàppale di leen xelal donc dem nañu équipe nationale nekk na fa entraîneur Lamine Diack nekk directeur technique mu am adjoint Jo Diop jëm si yàlla ji Pape Diop si bi Faye moo nekkoon masseur mais ci kaw loolu képp ku muy àndal ci dëgg lay ànd ak yow ak jub amul sikki sàkk ci loolu joueurs yi aussi xam na ni mu doon nekk ak ñoom defu leen woon ay football rek moom bokk na ci cadre yi nga xam ni fédération technicien nga xam ni jëluñu woon rek diñu jàngal football pour football mais li ñuy wax ni on ne peut pas dissocier l'instruction de l'éducation et de la formation moom loolu la mu bëggoon
dafa ñu taxaw moom ak Lamine Diack encadré ñu ci football bi encadré ñu dans la vie civile ba ñu dugg ñu def ay stage formation am métier donc Mawade ñun mënuñu ko fàtte te duñu ko fàtte. tabarkàlla ba nga noonu yal na yàlla seral ya nga xam ne moo nekk foofa ca Ndar nga xam ne fa lañ ko denc di ko mastawu waaye itam di ñaan yàlla teeru ko àjjana bu baax a baax. jërëjëf Malal Junior Diagne ci ñaan yooyu ñu ñaan yàlla xare aljana ki di Mawade Wade. ñu wéy ba tey ci xibaar yi digg njoloor gi ak rajo Futur Média xibaar yi mbas mi la ñuy dikk dal muy Coro News ak Koumba Sadiane Faye. ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar test yu ñu def ñaar fukk ak juróom-benn nit ñoom la ñu gis ne am nañu mbas mi ci Sénégal loolee xam ne service su ministère de la santé ci altine gi benn bakkan bu rot nag nemmeekuwuñ ko poññe la bu ñu mën a teg yaakaar ne mbas mi mu ngi dee wàññeeku OMS mu ngi xamle ci altine gi ne boo moywul dina am yokkute ci limup ñi faatu diggante octobre ak novembre bi ñu dëgmal rawatina ci continent européen bi loolee nag li ko waral di yéegaayub kaayub positif yi ci ayu bés yi mujj rawatina ci Espagne ak France feebar bi fàttali mu néew juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn junni ci àdduna gépp biñ ko nemmeekoo ci Chine ak léegi mu doon ab bilan bu yees lu ëpp ñaar fukk ak juróom-ñett millions amee nañu ko mu amit lim bu am solo bu ëpp fukk ak juróom-ñeent millions yu daal di wër États-Unis doon des réew moo xamante ne mbas mi moom la gën a laal booy xool ci bakkan yi faatoo ko naka noonu ñi ko yore lu ëpp juróom-benn million ak juróomi téeméeri junni ñoo ko amee ci réew moomee information bi ci coronavirus bi tey jii mooy Israël mi nga xamante ne dafa annoncé ne ajjuma ji di ñëw dina daal di reconfiné askanam maanaam nit ñi dinañ leen tëjaat seen kër seen dem ak dikk ñu wàññi ko école yeeg restaurant yeeg baar yi ñu daal leen tëj ndax foofee li mu ñu amee jàngoro ji dafa yokk ñu ngi toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñett junni ak ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñaar lu tolloog junni ak téeméer ak ñett génn àddina ci réew moo xamante ne askanam mu ngi toll ci juróom-ñeent million ab reconfinement la bu ñu jàpp ci ajjuma ji di màggal at mu njëkk bu calendrier juif am na it lu ñuy waajal ca Bordeaux ak Marseille préfet yi fare foofu ñu ngi xamle dinañ daal di jébbal njiitub jëwriñ ya di Jean Castex ab plan d'action ngir daal di moytandiku jàngoro ji France am lu tolloog juróom-ñaari ju nekk téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett cas démb gi rek li mu ñu yor jàngoro ji nag tolloon na ci fukki junni ca Guadeloupe foofee préfet bi daal naa xamle ay mesures yoo xamante ne daan ko jël naka noonee tëj baar yeeg restaurant yi deuxième vague bi ñu ngi wax ne dina am foofee ca Autriche loolee doon lu chancelier bi xamle bu ñu xoolee ne réew mi am na lu tolloog juróom-ñetti téeméer cas yu yees ci gaaw gi deuxième vague it mu mel ni ñu ngi koy tudd ca Royaume-Uni réew moom mooy am lu ëpp ñetti ju nekk juróomi téeméer cas yu yees ba tax na ci lënd gi daal ñu ngi wax lu ñu duppee la règle des 6 maanaam tere bépp dajaloo bu am lu ëpp juróom benn nit foofee ca Angleterre wante yeneen réew ya nekk ca Royaume-Uni ñoom duñu ci bokk. Savon de Marseille Alphé seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bukki bënn buntu bant bënn bëtam ci foofee fa la waa réew mi toll ak jafe-jafe inondation yi Le Quotidien nañu xeex bi léegi doonatul ngir saafara waame gi waaye di wane sa bopp ne ginnaaw plan Orsec bi fi nguur gi déclenché ngir seppee nit ñi ci ndox mi sëkkal leen seeni dëkkuwaay gox boo dugg ci réew mi politiciens ya fa nekk ñoo ngi wane seen bopp di jël ca tuut sañu am ne dañu ciy jàppale askanu seen waa gox journal bi nañu ñu koy def ñu bari ci ñoom wutuñu ci yàlla li ñu ciy wut moo di aw tur daraja wala militant Bougane Gueye Dany ni xët mu njëkku La Tribune na politiciens yi bàyyi coonob askan wi politique loolee journal bi ne nañu mi ngi ko wax gannaaw ba mu demee woon seeti ak ni mi ku ji askan wi inondé Dany dolli ñu ci ne amul benn rapport bu ñu mën a séntu ci plan décennal lutte contre inondation bi ñuy wax ji gudd gàtt Bougane Gueye Dany njiital mouvement gëm sa bopp ne moo di gaañi dañoo lajj ci wooyu li wàll journal L'Info xëy ñu baaxee ci xëtam mu njëkk lii juri inondation ci réew mi bay dugal nit ñi ci fitna ji ñu nekkee assainissement bu bon dëkkin wu jaxasoo boole kook ndox mu bari moo waral li am ci réew mi tey yéenekaay bi nañu te nag xanaa gën a bees ak gën a xew moo fi am waaye waame gi ci réew mi moom suñum réew di Sénégal yàgge na ko kilifa yu réew mi ak ni ñuy doxalee ci mbirum inondation yi premier ministre Sénégal ba woon di Abdoul Mbaye mi ngi ciy wax ak waxtaan ak waa Le Quotidien mi ngi wax it ci mbiri gouvernance politique bay xam le ne kuréel gu ci mel ne au conseil collectivité territoriale ay caaxaan la defu fi dara amalul askan wi benn njariñ ne kenn du ko dégg mukk ci lu soxal réew mi Abdoul Mbaye ne ñaari Macky Sall la ñu am ci réew mi Macky Sall mi ñu faloon muy dox ci farata ak Macky Sall mi mujj doon ab politicien Ousmane François Gueye di Goudia ni ñu ci grand place ak Macky Sall bu mu ci mënti doon daal war nañoo wax lan lañu ko def ñun waa
waa Tëngéej Goudiané Macky Sall dafa ginnaawal waa Rufisque ba ñu yëg ko te ba muy faluwaat di déggaat monsieur le président de la république ci réew mi suñu 54% dem na ci tey ji ñun waa Rufisque ñooy ñi président gën a sàggane ci Sénégal bu dee dafa am lu ñu ko def nañu ko wax jaral nañu ñu dox ba fekk ko fa mu nekk baalu ko àq ñu àkki xët mu njëkk l'observateur fekki ko fa moom président de la république mode fast track di wasa gi mu ne woon dafa bëgg réew mi di ko doxe moom la journal l'observateur ne yëf yi dafa mel ne da ko mujj réer fukki weer ak juróom-ñaar bi mu ko tegee ak léegi gisuñu dara tege ci ndax coronavirus bi fi jaar moo ko téqatal ko laaj la bu sampe ci l'observateur la Sénégal xëy ñi wax ne ni ñu ko déggee mu waxee ne keroog moom Macky Sall ca ndajem conférence des leaders yu Benno Bokk Yaakaar yi dafa mel ne ku nekk ci pexe yaatal gouvernement bi ca kilifa ya teewoon ca ndaje ma am na kenn ci ñoom ku wax waa la Sénégal ne ñoo ngi séntu ci gouvernement bi ñu ci mel ne Oumar Sarr maître Aïssata Tall Sall Modou Diagne Fada ak Ousmane Ngom Thierno Bocoum ci Les Échos journal bi bind ne wekki na waxi Ousmane Sonko yiy dingat ak a dàq waxi chef de l'opposition Thierno ne bari na ñu koy soofantal dara taxul ñu koy def lu dul xam nañu xel ne bu ñu demoon ba war a tànn chef de l'opposition kenn du leen boole ci ñi war a tànn mu ne it statut chef de l'opposition askanu Sénégal ñoo ko wote woon ci référendum yu 2016 yi te ñiy wër di wax naan soxalu leen soxal gu mu leen soxal moo tax wax ji du jug mukk ci seenu làmmiñ. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rey yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ci yéenekaay yi ñu dikk dal nag ci gis-gis tey ponk bi ñuy waxtaanee muy wàllu koom ci réew mi ñu gis ni nag koom gi sooxe na ba yegg ba jéggi daayoo sax te ñu njoxt ne dara yóbbeewu ko ludul mbas mi lan mooy doon nag ëllëgëm ak ban yaakaar la ñu am ni mën na koo suqali ponk boobu la ñu fas yéene waxtaanee ak docteur Seydina Oumar Seye nekk économiste consultant ak Meissa Babou di économiste di jàngalekat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu nuyu docteur Seydina Oumar Seye ñu ngi lay nuyu docteur. ñu ngi lay fay Papa Ngaye. ñu ànd ci ak Meissa Babou Meissa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax Papa Ngaye. laaj bu njëkk bi rek mooy ma njëkkee ko ak yow Meissa Babou ku ne xam na ni wàllu koom moom bu fekkente ni ci réew li nga yaakaaroon ci sa wàllu budget mënatuloo ko dajale te yaakaar naa ni réew mi toll na foofu tey loolu rek mën nañu jàpp ni mandarga la bu mën a sooxal koom gi ak lan lañ ci mën a yokk leneen pour yow. baax di kontaan ci invitation bi di nuyu docteur Seydina moomu. waaw Papa Ngagne xam nga këyit bi génn bërki démb dafa yéeme. ndax li mandarga yi ñu ci def ci ne taux de croissance bi romb na zéro. mooy bi Amadou Hott def. non banque mondiale d'accord. waaw ñu ne taux de croissance bi romb na zéro. te man bañ ko defee benn poñ sax man damaa bañoon dama ne woon comme que dégguguñ ci nawet. ñoom dañ ñoo ëpp doole. mais xëy na ñoom dañoo gis ci ginnaaw man wala ñu xam lu ma xamul. banque mondiale duñ gone. ñu ne ñun suñ koom daanu na ba romb zéro. kon ñu ne chômage bi day yokku ñu ne 1 million de ménages dañuy dugg ci pauvreté. xam nga ca temps yii lay yàggul 2 semaines balance commerciale bi ñu ne biti réew dañu waxoon dafa détérioré wu. tout à fait te nii nga wax léegi nii ci budget bi. li ñuy wax déficit budgétaire ndax li ñu leb 600 milliards presque ci pandémie bi. dafa gën a yokk déficit boobu kon daanaka tableau bi ñu indil maanaam day nekk réew moo xam ne daanaka dafa nërmeelu. ndax récession li ci garaaw mooy du rek sax croissance bu wàcc. mais croissance su wàccee ànd ak entreprise yu tëj ndax lu met 40% PME yi tëj nañ. day indi chômage bu bare bari boo xam ne nii liggéey sax dootul amati far. xam nga nag loolu doy na waar. day mandargaal xëy na pandémie dëgg la wante mandarga ba ca gën kii mooy ñun fragilité maanaam nasax bu suñ koom nasax ba nga xam ne amuñ benn capacité de résilience maanaam lu daal ci suñu kaw amuñu tuuti as ndoole ko mën a dékku daal waaw loolu nag moo tax ma ne moo ne am na ay plan yu ñu annoncé de ci résilience am na ci ay plan yu bëri yoo xam ni annoncé nañ ko yaakaar naa ni loolu yaa jàppaloo ni mën na ci am pexe. waaw xam nga il faut ñu gaaw en tout cas il faut ñu gaaw ndax suñ ne leen nërmeenu na te lii ñu wax ni daanaka ci 2021 bee ñu jëm daanaka at mu ñuy perte la. léegi nag pour bañ loolu suñ gaawee ne seen plan bi ñu defoon ñoom bu njëkk muy PS2 nekkoon ci peut-être ay 14000 milliards neneen dañ ci doon lu mat 700 milliards question bi may njëkk a posé mooy fu ñu koy jëlee parce que tamit réew mi xam nga ne leb bi toll na foo xam ne tey
gouvernement ci boppam mënatul mobiliser ay xaalis bu ñuy leb ndax loolu ñëpp xam nañ ko. kon fan lay jëlee ressource bi bu fekkente ne kayit bi génn nee nañ douane daanu na nee nañ impôt yi daanu nañ. kon xam nga budget dafay daanu. tout à fait fekkente ne da ngaa leb ba këmmal nag. wax dëgg yàlla. pour nga jóg yëkkati. ñoom jàpp nañ ni këmmalaguñu bu fekkente ni dégg nañu. non këmmal na non xam nga li ñu wax seen signature mi ngi valable ba tey. non xam nga tamit ñun ñoo bokk réew mi te kenn dofut. waaw kon xëy na ñoom seen i chiffres li leen banque mondiale waxoon temps yi la passé ne leen depuis 2016 chiffres yi ngeen ma jox baaxul. xam nga tamit yooyu yëpp day mandargaal. d'accord man tappale ci sa bopp rek lay këppu. d'accord merci beaucoup Papa Ngagne. dinaa ñëwaat ak yow docteur Seydina Oumar Seye récession boobu nga xam ni boo dégloo sax président moo ko njëkk a annoncé wàll boobu kon dafa mel ni dafa gisoon liy ñëw ak li nga xam ni moom la Meissa Babou wax lan nga ci mën a indi yow. waaw je salue au passage mon professeur en fait récession bi même président wax kaneen ci àdduna bépp la c'est pas l'apanage du propre Sénégal rek. àdduna bépp la parce que PIB mondial bi boo cité pandémie bi moom moo ko waral maintenant comme li ñu ko waxee woon ci nasaraan ça veut dire que pays yëpp ay enregistré ay récession ci ñëpp lay dal maintenant ça dépend ci dëkk bu nekk ce degré de récession boo xamante ni tey jii di nga rompre équilibre yi nga xamante ni tey pour nga mën a relancer waat post Covid day nekk problème. ça veut dire que maintenant mooy li professeur Meissa Babou di wax ça veut dire que ici tey clignotant yi man ci loolu lay des. ça veut dire que lépp récession ñëpp xam nañu conséquences yi mais dafa am degré de récession boo xamante ni ay sëy yoo xamante ni boo fa tolloo day nekk cas critique boo xamante ni mënu. mooy ban sëy par exemple. non y a un seuil boo xamante ni en dessous par exemple de 2%. on est contesté mais là boo demee ci revue borom xam-xam yi d'accord nañ ci mais ñun yëg seegun foofu. ça veut dire que kenn du fi nekk tey jii maanaam du ma ni du gàcce wala tel dëkk yëpp am récession. maintenant nag tey jii. récession fi nan lan war a fexe ci degré bi fii ñu toll nii nga xamante ni mooy résilience yi nga wax. plan yan lan war a teg tey jii de telle sorte que dinañ mën a atténuer impact bi. te la enseigne que le jour d'après suñu clignotant yi day jóge orange pour dem au vert. Mais moi je demeure convaincu que rompre gun suñu équilibre macroéconomique totalement et carrément. D'accord. Maintenant nag il faudra aller plus ci perspective de solution parce que le constat est là. Pour moi je vais pas m'attarder récession bi c'est enregistré à l'échelle mondiale. D'accord. ndax lan lan war a def ci lan la nga xamante ni ñun. sans comme tey jii ni ko professeur waxee nga xamante ni pour am xaalis bu teew mooy lu frais jafe na. ci lan lan war a mën a yaakaar loo xamante ni ñoo ko moomal suñu bopp duñ ko jéggaani amul contrat. mën nañ ci def jëmbat ci am ci ay résultats. d'accord à ce que 2021 économie bi rebondir. d'accord Meissa d'accord Seydina Oumar Seye Meissa Babou ku ne xam na ni suñu économie nag li ci ëpp maanaam croissance bi daan nañ ko xëccee ci wàllu mbéy mi ci jamonoy nawet la ñu nekk ndax loolu mën na dalal xel. waaw xam nga man moo tax bu njëkk ba ñu waxee sax benn point d'accord moom. ndax dama ne mbayaguñu woon te xam nga ne fi mu ne nii bay bi baax na. ma ne téléphone da doon dox. secteur financier banque ak li ko wër da doon dox xam nga. ñun li doon porter suñu croissance sooy xool musuñ ko taxawal carrément. lu dul xëy na benn petit commerce marchand ambulant artisanat bi. man moo taxoon ma xawoon am jaaxle mais fii ñu pëtëxal man yéem na ma tuuti. ma d'accord ak Seydina ci ne xëy na nañ constaté te gaaw. man li ma jàpp. ne plan de relance du bees bi ñuy wax ni PSE2 wala muy PAP2 bi dañ koy wëlbati. nañ ko wëlbati ci li nga xam ne Covid bi jàngal nañu ko mooy ñun dañoo nasax ci lekk ak naan autosuffisance nañ ci dem. ba pare dañoo nasax ci industrie. ci industrie bi nga xam ne ci lañ war a plonger mooy agro industrie maanaam anacarde bële muy ndaamaraas yi. ak suñu gerte gi. waaw yaa xayti nañ góorgóorlu am na foo xam ne nii suñ fa taxawoon rek. danañ gis ne réew mi mën na téye boppam ci foo xam ne nii. lu nasax loolu moo ñu jox li ñuy tuddee ci tubaab capacité de résilience. maanaam mën a góorgóorlu sa bopp daal. d'accord Meissa léegi docteur Seydina Oumar boo déggee Meissa Babou li nga xam ni wax na ko wax nga ko yow itam que ni récession bi bàyyiwul mënuñu wax sikki malakandoo waaye li nga xam ni itam lu am la mooy dafa joxe exemple nee na li doon tiré ñun suñu croissance daanaka li ci yëngatu bariwul ndax kon ñun mën nañoo njort récession bu nërmeelu comme ni ko ñu bari di yaakaare. waaw mais am nañ ay levier am nañ foo xamante ni rawaguñu mooy tey jii conséquences yi nan la ñuy def de telle sorte que tey jii foofu ngay wax noonu sëy boobu ñu bañ ci nekk mooy am na loo xamante ni ñoo ko moom muy l'agriculture. ça veut dire que boobu benn levier la boo xamante ni dañ ci war a appuyer et pour rejoindre le professeur ça veut dire que il faut ñu dem vers une tropicalisation des standards ça veut dire que
def benn agriculture boo xamante ni c'est intensif def ay yenn normes yoo xamante ni c'est endogène ça veut dire une stratégie endogène boo xamante ni d'ailleurs fii loolu rek moo fi sës amuñu leneen luñ mën a def mu dul agriculture je pense bien que état bi mu ngi ci boo xoolee muy PAP 2 bi mu avancé léegi am na ay réorientation yoo xamante ni en termes de priorité tey jii bu dul tey comme genre ndox yee amoon am nañu yaakaar ni tey mbay mi mën nañ ci am ay résultats maintenant nag am produit yi lu ci ëpp ñun dañuy dem buñ bayee ba pare li gën a des ci ginnaaw fa lépp solo la ñuy bàyyi muy la transformation muy commercialisation muy après poste bu ñu demee ba bay ba pare foofu la ñu gën a jëmbal à ce que tey jii consommer local bi suñu agriculture boobu di am benn plus de valeur ajoutée par rapport ak suñu point de croissance. voilà docteur yow maa ngi lay gërëm ma daal di jeexale ak Meissa Babou post Covid kenn mënu ko wax parce que kenn xamul kañ la Covid bi di jeex mais yan perspective lañ ko mën a njortal pour yow. waa xanaa fii ak 6 mois su baree ba bari. yàlla de mën nañu dimbali sax fii ak ñetti weer mais dans tous les cas tey ngay daal di jóg parce que comme que léegi xam nga fi nga xam ne da nga fa na sax lool muy am njàngale mu wóor. loolu gouvernement bu nekk da nga war a nag jóg wuti moyen maintenant xëy na sax dana jafe lool ci ñun ndax koo fekkente ne yow dem nga këmmal nga mënutoo leb te ne CFA bi ñu yore nii ci suñu réew yi bokkuñu ak Europe bokkuñu ak Amérique nga xam ne ñoom dañu am planche à billets mën nañu tëgg xaalis ci lu mu leen neexee ñu joxe ko. loolu vraiment problème bu rëy la c'est-à-dire que ñun suñ taxawaayu économie daal Papa Ngagne soo bëggee dégg-dëgg. suñ autonomisation maanaam liberté bi ñu waroon a jox suñu bopp moo xam ca CFA ba la moo xam ci suñu vision yii. ndax li defar pont wala defar terre defar na mbay autosuffisance ñu am ko nañu waxante dëgg. ñun dañoo amul teguwaay. boo xam ne nii xëy na man mën naa ko tuddee voie de développement daal. wax dëgg yàlla il faut que suñu politiciens xalaataat wax dëgg yàlla mbay sa wee tànk nit ñi lekkuñu naanuñu ndox mu baax amul mbàkke géem a dëkk. xam nga am na yoo xam ne nii vraiment. ci réew. waaw BABA la ñu bëri dañuy def ne BABA la te Papa Ngagne BABA mooy économie. dëgg la dañu waxante dëgg. BABA mooy économie. dëgg la jërëjëf Meissa Babou ñu gërëm la bu baax di gërëm itam docteur Seydina Oumar Seye di économiste consultant mu nekkoon xibaar yi diggu njolloor gi ak rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi Yacine Pouy nekkoon ci digital bi ci réalisation bi ngeen àndoon ci ak El Hadji Ndiogou Diène ci waxukaay bi Pape Ngagne Ndiaye ñu leen jox rendez-vous incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci àllaan day jërë ngeen jëf.